Petite Côte Plus, un plus pour la Petite Côte. salaamaaleykum mbokki àdduna mbokki Sénégal rawatina mbokki Petite Côte mbokki Ngapparu tey nag ñu ngi Ngapparu si fi nga xam ne nii mooy suñu mbokki soose yi lël bi nga xam ne nii moo nekk fii ci Ngapparu boobu ba léegi ña ngi ci ba fu mu nekk nii léegi mu jeex tey nag seen télé Petite Côte Plus seet si leen àndaat seen xarit seen doomu ndey MC Cheikh tey nag ñu taxaw ak ki nga xam ne nii mooy la Kuya Mansa comme niñ koy waxee moom nag muy tonton Mara dinaa ko jox kàddu gi mu dal di expliquer leen xamal leen lan mooy Kuya Mansa tonton Mara na nga def. maa ngi fi rek Cheikh. yaa ngi si jàmm. waaye maa ngi si jàmm bu baax a baax. mu bëgg nga nuyoo. asalaamaaleykum waa Ngapparu ak waa Wulaba Kafo Molu dama doon nuyoo ñëpp sant ñëpp gërëm ñëpp surtout Wulaba Kafo sama mbokk yi nekk fii ak waa Ngapparu yëpp man sama kaddu du sori noonu mais comme président bi dina ñëw ak ñeneen mais man sama kaddu du sori mais sant rek la daal. sa kaddu du sori mais bëgg nañ xam lan mooy Kuya Mansa parce que ñi nga xam ne ni ña ngi seetaan télé bi àdduna bi yëpp Sénégal waaye ñi nga xam ne ni tam ña ngi topp ak concurrent di daw xamuñu lan mooy Kuya Mansa sama genre gi ñun ñi nga xam duñuy soose ma bëgg nag nga leeralal leen lan mooy Kuya Mansa. waaw Kuya Mansa mooy maanaam moo yor xale yi si àll bi ku feebar daal maanaam moo si yoro lépp moo leen di aar daal foofu la ñu mën a wax daal maanaam mais du mu ñu mën a sori lépp du ñu mën a wax lépp mais Kuya Mansa maanaam mooy aar xale yi moo yor xale yi ku mënta feebar daal wala ku naka si dul noonu rek maanaam moo ko yor daal ñun loolu la ñu fekkee te loolu la ñuy dund te loolu la ñu fas yéene dundi tamit incha allah loolu mooy suñu kaddu boobu boo xam ne ni moom laa bëgg a yëkkali waa Ngapparu ak suñu waa groupe Wulaba man mooy sama kaddu daal. kon yéen ñiy seetaan télé bi loolu mooy Kuya Mansa mooy ki nga xam ne ni moo nekk xale yi si àll bi parce que ñëpp xam nañ ne lël si àll lay ne tey fu ñu taxaw nii yéen ñiy seetaan télé bi gis ngeen ne àll bu lëndëm la fu mu nekk ñu ngi mel ni ku nekk Casamance Kuya Mansa bi moo nekk nii mooy ki nga xam ne ni moo nekk xale yi di leen sàmm di leen aar loolu mooy Kuya Mansa. waaw dama bëgg nag nga wax ko si soose. waaw nga kaddu yi. nga wax ko si soose. ngam baadiwul bu kontoon na min keta mandinkol timili ɓe Ngapparu mandinkoɓe duniya dawoɗa mba be kontonna mbe aɗo min gatara alfalla mbolo balundo kan andu ni adeta allahu taala e gatara damin ni adeta alaye mba continue de lawol ñama toujours comme ke balba kan ñamin toña bim fanal ɓe Ngapparle nata muɗum ko ga alfal tara silo min kan o silo mbole kan ka silo ñin ka balundi inchallah na adeta alaye mba continue la wol nya bari bitun dum be mandin kol be konton nan na badul mil fanal bi min kata kurbu wala ba molti ya kata baki alhamdulillah rabbil alamin nga min tara alfa la alhamdulillah rabbil alamin mba balundo kanne ko alfa la taala nyami te inshallah na allah taala abe continue wol fana nyama mandin ko be sakala muto nyama ko nga min don nan kasamas han bi niwo ku kili ni wala be nyola jam fanato olo mun nakumote jam fa bala bar bitum mandin ka kaw moyla dawoda nga min fo be alon nga ko moom fo dégguma lu muy wax mais sama yaram mu ngi daw yéen ñi seetaan télé bi kon mu ngi noonu kii mooy ki nga xam mooy Mara yore ki nga xam ne ni te yore li nga xam mooy Kuya Mansa bi yore xale yi kon ñu ngi lay ñaanal yàlla yeggalil seen yéene macha allah si mbir mi waaw. asalaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk yëpp man la Ibrahima Soane secrétaire association Wulaba de Ngapparu Wulaba Kafo de Ngapparu. Wulaba, c'est la signification en Wolof, si on peut le dire, ou en notre langue, les hommes du bois sacré. Voilà, notre association s'appelle les hommes du bois sacré. Chaque année, on organise des circoncisions à l'initiation des enfants au bois sacré. Donc, par cette occasion, nous sommes au dernier virage des événements. On vient remercier la population qui nous ont soutenus durant tout le long du processus. À commencer par notre parrain, Djibi Mbeng, et avec la municipalité, le maire et toute son équipe, et le monsieur qui nous a prêté son jardin, son verger, qu'on puisse organiser le Djoudjou. Djoudjou, c'est le lieu où les Selbés et les initiés se rassemblent. C'est le lieu là où on fait tous nos invités, c'est là-bas qu'on appelle le Djoudjou. L'association s'appelle le Wulaba Kafo, les hommes du bois sacré. Donc d'abord, nous remercions encore Boukunda Diallo qui nous a vraiment aidé de nous céder son lieu pour afin qu'on puisse faire les choses parce qu'il faut être dans un endroit un peu isolé. Et donc voilà, on remercie Bou infiniment et on remercie le maire et toute son équipe municipale et notre parrain. Et nous remercions aussi toute la population de Ngapparu, sans distinction
d'ethnie ou de religion. La petite, de Ngaparou et de la petite côte. Voilà, et de la petite côte, parce que c'est tout Mbour qui se rassemble c'est tout le département de Mbour qui se rassemble, qui se retrouve à Ngaparou. Donc nous remercions les habitants de Ngaparou particulièrement et tout le département de Mbour, parce que c'est sans distinction de religion ni d'ethnie. Nous remercions tous et le seul problème c'est de faire comprendre à la population qui vient nous suivre que ça nous l'organisons. C'est pour avoir une sympathie avec la population, une symbiose avec la population, mais pas pour créer des différends entre nous et la population. Donc là, si on le fait, on voyait que les gens d'ici se quittaient et pour aller ailleurs. Par exemple, à Mbour, ils peuvent faire 1 semaine, 2 semaines sans voir leurs parents et sans voir même ce qu'ils allaient chercher, mouille le Kankourang. Donc nous, on l'a initié ici, c'est pour que la population aussi se sente aisée et se retrouve dans la chose. Donc les insultes, les jets de pierre qu'on veut éviter, faire comprendre à la population que ça c'est pour eux, ce n'est plus pour nous. Ce n'est plus pour les Mandingues, ça c'est pour toutes les ethnies. Parce que d'ailleurs les enfants que nous initions dans le bois sacré, il y a les Wolof, il y a les Mandingues, il y a les Lébou, il y a les Sérères, il y a les Peuls. Donc on n'a pas de distinction d'ethnie à faire. Donc ils n'ont qu'à savoir que là c'est pour eux. On ne l'organise pas pour aller faire des dégâts. On l'organise, c'est le fair play. Voilà, c'est le fair play que nous aimons. Mais nous jeter des pierres, nous amener à la brigade, nous convoquer au tribunal, ça on ne l'a jamais souhaité, on ne l'a jamais organisé pour ça. Ça c'est pour animer la population pendant 1 mois, donc la commune pendant 1 mois, et dans le fair play. Et vraiment c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Et comme on est au dernier virage, on vient, on remercie toute la population, tout le département de Mbour et surtout l'administration qui nous ont tout facilité. De la mairie en passant par la gendarmerie jusqu'à la préfecture. On n'a eu aucun problème. Donc à cette occasion, nous profitons à les remercier infiniment. Et vraiment merci beaucoup. Merci. Assalamu alaikum. Madin kafo laba. Bébé content bébé ziaral. O boko laaje mbe monsieur le maire fanan content na bake mba ziaral ngalo lu ñaaje la jang. Ana ko to mam ke de jibiting ba content na bake vraiment ngalo lu ñaajele adum fanan be hakilo bakan jiljo fanan binala le afana so lo ñama ni o botaje be kindol be content na aning les vieux sages ila doku a ñaata bakele ñom batu be jantole mo man ciosano tinya jang ntel bebe ciosanol balndi kan jang ntel be mo man ni ko la kaf ko la fa jang baklim faklim ka folom koto doko mbarima mbarindingo wolle be jang ngom buña ngom batu no boko laaje bitum mina munto wala ñaatu ñam semaine mina laaje inshallah wala be kala juju janoting mais o man si folo mais ñi munta mi finalo ting pour dunia be sala wo ñama alhamdulillah machallah kooku mooy président li mu doon laaka nag dégguma ci dara mais machallah mais ku ko dégg xam ne wax yu am solo la président am kon ñu bàyyi wax la kàddu gi rek nga li nga wax si soose parce que comme ñi lay seetaan ñi ba lay seetaan àdduna bi nga wax ko si olof. waaw maa ngi sant bu baax waa Wulaba Kafo fii sumay vieux sages yi mooy sumay kilifa yi ñu ngi nii ñoom ñoo nekk sama ginnaaw ak salbe yi aw ma seen fay ay mag ak ay rak ak ay sët ay jarbaat ñoo fi nekk ñu joxante cër bu baax a baax kenn manqué fi kenn respect lël nag munul ñàkk a coow lël boo gis am na coow mais nag dañ koy gérer entre ñun zéro violence la ñu wax ren zéro violence te incha allah yàlla mu ngi ñuy dimbale bu booba ñu ngi nuyu monsieur le maire Modou Mbengue vraiment ñu ngi koy wax mention spéciale bu fa jógee ñu ngi nuyu suñu parrain bi mooy Jibi Gueye Jibi Ndiaye Jibi Mbengue vraiment ñu ngi koy nuyu au passage di ko naan gis nañ sa taxawaay te tamit bor moom dinañ ko fay ku leb ku ne di nga fay bor vraiment ñu ngi naan mention spéciale à Jibi te ñu ñaanal waa Ngaparou yëpp ren ji nii luñ jël zéro violence la ñu wax ren te loolu la ñuy doxal waa na nga Ngaparou xam ni que lii nii seen yëf la lañ ko téyee ñu foo ñu ree bu ko defee ñu pare ko alhamdulilahi rabbil alamin ku nekk ñu ñaanalante ba déwén. yo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbadi manen ko lo nakamolal ngal be konton almanal be sura kayrola kankron be nyame kankron la ko mu kulati mi yalon ko a jam fata bakel parce que kankron be commencer la tembo mena ni nata jube mo jama malon wati mena pa ka bon kol bunu fulol be yona fulol kabula sembo keta kankron la kabula sembo keta kankron fulo min bota nduna ngono kankron woro wala mo malo bota mon tol bar ka bon kol ma ko lalam
wo kankura woro kankura nani kankura sabadu tata tema kankura fula do tata bulubado fula tata mara ni fulo le mo monde busare ko e fa ko mandi ko fon jahal akoy mandi ko fo ke bal nata dunga ko fo nata sunje nata muta ko fanyi mo kule ke wulo mo fuka ko to ka ko to kulloto yayi anu mol mi fana liya lon ko ke bal mi fana bulata ko no ma kilin no man siano sane ko tata janjanta bara man taranunte adu han man ko min bebi jamani ko be yelo ko kankuron mo be buka bura kankuron no niamo ko fambonde kankuron mi yalon ko mol 30 ans ko do fambonde bo kankuron sifa no funta dawda ni mo be yalon ko liya sab man ko be yalon mo samira ko ka fako ciosano be dami amman fili ali nga ñom ma ko dinnu ngal jey mbal konto alma nal so sima ban jade kena ñim bu ko alma la continue ala kana tarrende muko ala kana tarrende ante beda men sa alhamdulillah rabbil alamin te dal man ko sa mo ko do ante beda men te suta sa ala balwote yombe do ala li ala ma ala sima ala en ko tuwal bur jankila bargal qur'an hormo salbe sate mol be konto na monsieur le maire ananu ban ko be ani almam ne alkal albe mo mi nga sate bele konto mo be konto mo mo na be ngapar département bura be nga be konto alman albe sur kairo kila barko sawol yo wala mo nak mo ci wala fono assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh télé bi doon wax ak yow mooy télé Petite Côte Plus di télé boo xam ne ni macha allah télé bu bees la man ma jiite ko kon maa ngi lay wax rek nga ñaanal télé Petite Côte Plus mooy seen télé yo alhamdulillah rabbil alamin télé Petite Côte maa ngi lay ñaanal jàmm li lépp li ñu sumb yal na ko yàlla defal jàmm télé bi xaw ma ndax mu ngi satellite xaw ma am na ko satellite yal na mu ngi YouTube inshallah yal na ko yàlla yaatal ba aduna ñëpp gis ko lépp li ñuy sumb di ñu bugg yal na ko yàlla defal yàlla bu ci cati dugg yàlla bu ci seetaan dugg la ilaha illallah si kattan yàlla man de loolu laa mën a ñaan parce que olof seetul nag mais ñaan kay moo yàlla xam na yéene man sama yéene mooy lii Petite Côte Ngaparou tur Ngaparou dem ba si kaw ba aduna ñëpp gis Ngaparou nga aduna yëpp dëkk Ngaparou képp ku fi nekk nag moom vraiment alhamdulilah car macha allah yàlla na yàlla la fa cat man loolu rek laa mën a ñaan nag incha allah merci beaucoup waaw kon mu ngi noonu tey seen télé Petite Côte Plus moo ñëwoon fi nga xam ne nii mooy fii ci lël bi Ngaparou macha allah seeti suñu mbokk yi suñu xarit yi macha allah di leen ñaanal ngeen koy def ay ati at parce que yóbbu ngeen turu Ngaparou foo xam ne nii fu mu nekk kenn waxatu ko waaye yóbbu ngeen turu Petite Côte bi foo xam ne kenn waxatu ko kon suñu mbokki soosé ñu ngi leen di ñaanal di kontaan si aar bi ngeen di aar dëkk bi si aar bi ngeen bi nga xam ne nii moom ngeen di aar xale yi kon kontaan nañ Serif yaakaar naa yow yaa yore message su jeunesse bi yow lu ma lay wax rek mooy message ndax yow message ngay lancé nga lancé message parce que ñun ñëpp benn nañ comme ni ko suñu papa yi waxee ñun ñëpp benn nañ ñoo bokk ndey bokk baay Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar kon boo leen ñëwee nekk Ngaparou def fi li nga xam mooy kankurang waxoo leen kankurang ay Casamance da ngeen wax kankurang Ngaparou kon Ngaparou moo siy bénéficié ba tey waa Somone di ñëw waa Saly di ñëw waa Mbour campement Petite Côte bi yëpp di ñëw kon Serif kaddu gaa ngi noonu ñu jox la rek nga def sa manin lancé li nga xam ne nii mooy message pour la jeunesse ndax jàmm si la lépp. salaamaaleykum waa Ngaparou salaamaaleykum ñëpp rawatina jeunesse Ngaparou di leen siyaare di leen bëggee bu baax a baax naruma woon a wax nag comme keroog ni ma la ko waxoon quoi kilifa fu ñu waxee rek amatuma fa kàddu quoi mais président baa ngi nii si ginnaaw di ma pousse nag pour ma wax quoi te am na importance aussi quoi damay doon wàcce si biir si terrain bi di wax ak jeunesse Ngaparou affaire bi nii la lii lañ si terrain lii lañ si bëgg nag ba yàlla def léegi nag am na fu ma mën a wax ak ñoom nag ñu dëggandoo ko kon alhamdulilah sant yàlla bu baax quoi mooy fu ma leen doon wax nag suma kàddu daaw nag mooy suma kàddu ren yàgg naa ko xeex nag si terrain bi yow mooy da ngay fekke lu bari quoi du saaran seen mbir nag di leen xamal ne lii ab cosaan la te cosaan moom kenn du ko caaxaane wax dëgg yàlla ambiance la ñuy jël nag ci àll ba indi leen ko pour ñu bokk ko ak yéen mais mbir baa ngi ci loxo paa yi nag ñuy lakkatu si biir àll bi kenn du leen mës a gis nag waaw ñu ngi ak leel bi nag am na merci beaucoup ñu ngi noonu kilifa ngi nii ñooy déggante ak ñoom ñun moom suñu xam-xam eegul foofu kon ambiance la ñuy indi nag nañu bokk ambiance boobu toujours ma leen koy waxee ñun bu ñu fi génnee nag 100 personnes xamal ne 1 million de personnes la ñuy fekk rond-point pourquoi pas doomu Ngaparou doo leen teggil seen tànk wala ngeen takk seen diggéen nag taxaw jàppale ñu il faut ñu ngeen jàppale ñu combat bi du ñoo kese de combat bi dépassé nañu léegi Ngaparou moo ko war a téye en main merci beaucoup Petite Côte ci boppam rawatina Ngaparou jeunesse yi Ngaparou ñoo war a sumi nag taxaw jàppale ñu si job bi parce que liggéey bi wala yàlla xam na ko nag diis waay boo xamante ne mooy loolu boole si jàppale nag du baax soxla nañu jeunesse Ngaparou yi ngeen taxaw tem jàppale lu ñu ci lii bu yàqoo nag ñu ñëpp yàqule kenn newul kankurang Casamance kankurang Ngaparou la ñuy wax gis nga booloo bu tase te ma wax la ko de man suma wàllu bopp damay tiit bu ma génnee fii taxaw rond-point yi gis ci doomu aadama ñu dugg fii ci Ngaparou parce que damaa xam ne du waa Ngaparou kese ñoo fi ne waa Petite Côte yëpp a ngi fi ñu jógee ba Dakar maa leen teg suma bot ñu jógee Joalo fu ne gars yi ñu jógee nañ foofu pour fekkee si leen fii ci Ngaparou kon nag ngir yàlla ak yonent bi li may ñaan jeunesse yi nag ma yàgg leen koy ñaan moon nañu taxaw nag jàppale ñu ci liggéey bi ëpp nañu doole nañu defaru Ngaparou jëm kanam bu yàqee Ngaparou moo yàqule wuñu de
yàqulewuñu bu ñu yaakaaree loolu après nax nañ seen bopp damay naan jeunesse yéenay gis loo xam ne nar na yàq nag ngeen taxaw ne la du fi amee bu la ñu siy xaar comprendre nga coow bi bu la ñu ciy xaar dara bépp jeunesse si Ngaparou jóg leen takk seen digg nag ngeen xam ne taxaw tem jot na waaw lii laa am ci kaddu nag pour mayaat leen ko yéen jeunesse yi nag ñu jàppalante quoi loolu moo ñu war ñu ñëpp quoi macha allah Serif mi ngi noonu kon gars yi way leen ma xool daf leen yëfu cosaan ndeysaan waaw waaw mooy teewuloo gi mooy teewul ma taxaw si maanaam ne kii ginnaaw bi ak sama grand bi waaw kilifa yi nag xeebuñu ma xooluñu suma ndawaay bi lépp ñu ne ma après Kankourang baa ngi nii salon bu jaaree yoon yow la bu jaaree yow la ma sant ci yàlla loolu xeebuñu ma na yoon maa si gën a ndaw maa ngi nii mais xooluñu loolu quoi alhamdulilah maa ngi sant yàlla sama yaram dafa daw Serif billahi wallahi yàlla defal jàmm sama copain yi bu soxla ndeysaan waaw ak grand baa ñu ngi noonu mais accompagné nag di ma jàppale ci combat bi métti wu na trop nag boo xoolee daataa ñu egg fii mais tey alhamdulilah sant yàlla rek ak reetaan moo ma war kontaan naa na trop ci ñu ko lee bi yàlla yokkal ma tuuti soosé alhamdulilah dama be kontaan na war te boy ku dara débor dama kontaan lool ci lool nag jox leen ko jàppale lañu dañoo neew trop quoi yéen ñu ëpp population moo ñu ëpp te lépp lu ñuy soxla ci yow nag xam nga ndax yéen population yi tax quoi yéen tax coono bi lépp ñàkk na guddi lépp dina ko waral macha Allah wallahi Serif kontaan na waaw mi ngi noonu ay maa ko fa am de ceekaay Jatial kontor, apa ya fofana? Jatial kontor, apa ya fofana? Jarial kontor, apa ya fofana? Jarial kontor, apa ya fofana? Nyimba butu ba kewulo wanya sona kintie. Kewulo wanya sona kintie. Nyimba butu ba kewulo wanya sona kintie. Kewulo wanya sona kintie. Tabembala tabanda bala bui kabui tabanda. Tabanda bala bui kabui tabanda. Jasial koto sapa fofana. Jasial koto sapa fofana.
Bye.